mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kenn askan wi tey jii ñu am mbégte dalal Bachir Diop moom économiste la ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum dette yi nga xamante ni pays africains yi amal nañ ko Bachir di la dalal jàmm ci plateau kenn askan wi fii si ITV. jërëjëf Malick maa ngi leen nuyu bu baax. di kontaan trop si invitation bi. di ñaan lépp lu ñu fi wax mu nekk njëriñu askan wi. alors dañ koy tàmbalee ci coronavirus bi comme ni ñu ko baaxoo defee gis nga aussi cas yi di yokku tey am nañ téeméeri cas ak ñaar fukk ak benn décès yi depuis le 2 mars toll si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett feebar bi di gën a doy waar. waaw feebar bi de comme ni ko ñëpp gisee nga xamante ne depuis ñetti weer moo ngi ci dëkk bi daanaka lu ëpp sax ci àdduna bi ñu tàmbale ci xamuñu ko woon am mesure yi nga xamante ne jëloon nañ ko mesure ñi dem ba benn instant ñu changé ko teewul donc moo ngi gën a progressé mais bu ñu xoolee par rapport à pourcentage yi ñuy testé xëy na stable na mais du tee fu mu nekk ni li ñu gën a seetlu mooy la ciy génn àdduna dafa gën a yokk te loolu wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ne moo ci gën a moom la ci ñëpp doon moytu di profiter di massawu di jaale ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci ay nit. ba pare di gën a ñaax sénégalais yi parce que newuñu ni dañuy jàng comme ni ñu ko waxee vivre avec feebar bi rek dañuy bàyyandeku dellu si li ñu nekkoon mais am na ay conditions minimum yoo xamante ne il faut que ñu gën ko respecter. il faut que ñu gën ci taxaw li ci mel ni masque yi ñu war a sol lu ci mel ni yenn dajaloo yi je pense que dajaloo yi ba tey levé guñ ko mais fu mu nekk nii boo demee si dëkk bi daanaka ci gox-goxaan yu nekk dajaloo bi moo gën a yées sax balaa feebar bi di doon am te loolu bokk na si loo xamante ne day gën a yokk feebar bi liñ ci jot a xeex daal yaakaar naa métti na mais li ci des ñu ñaan ni bëriwul ñit ñi gën a yokk muñ gën a yokk dëgërlaay donc ñu gën a dëglu suñuy autorités yi mesures yi ñuy jox donc ñaan feebar bi gaaw fi jógee. alors ci wàllum koom yow sa xam-xam dafa màcc si fànn boobule feebar bi yàq-yàq yi bëri na de conséquences yi. waaw donc. si fànn bépp. feebar bi particularité bi mu am mooy dafa nekk feebar boo xamante ne dafa toucher l'économie donc dans son cœur parce que ku wax économie mënoo ci génnee nit ñi. te nit ñi boo leen arrêté rek donc dematuñu ñëwatuñu donc day suuxal économie boo xoolee pays àdduna bi suñu réew génn ci lu ci ëpp sax benn instant course contre la montre lañ doon def pas pour nit ñi ñu mën a tëkku feebar bi wala ñu indi solution pour mën a faju ci feebar bi mais pour bañ suñu économie suñu économie daanu parce que boo xoolee feebar bi boo jëlee secteur par secteur donc da leen affecté am na secteur yoo xamante naam ñoom la gën a affecté mooy secteur yi nga xamante ne dafa laaj ay nit présent yi mooy ni ñu koy woowee sax jëflante bi ay nit ñoo ci basé wu mooy secteur tourisme mooy secteur transport aérien parce que tourisme mënoo ko def te nit déplacé wul secteur aérien wala hôtel ak restaurant aussi donc si nit ñi la ñuy basé wu pour mën a fonctionner donc nit ñi bu ñu toogee seen kër déplacé wutuñu secteur yooyu dañuy taxaw mais impact bi mu am ci wàllu économie yamul ci secteur yooyu naam secteur yooyu ñoom lañ gën a touché mais boo xoolee yeneen secteurs yi muy industrie muy commerce muy secteur primaire agriculture ak yooyu ku ci nekk am na foo xamante ne touché na la ci donc bu ñu xoolee de façon générale prévision yi ñu def ci wàllum économie ci àdduna bi yépp la ñu wax mooy ren ak àdduna bi koom gi nga xamante ne moom lañ ci créer chaque année day dellu ginnaaw loolu la ñuy woowee récession donc ci wàllu économie te récession bëri na ay impact yoo xamante ne daanaka organismes internationaux yi fu mu nekk nii ku ci nekk ci sa domaine yaa ngi def ay prévisions lu ci mel ni OIT ci wàllu perte emploi yu ci mel ni FMI Banque mondiale. te mbirum récession boobu sax dañ ko yaatal ci kanam tuuti alors Bachir gis nañ dafa am ñu taxawal benn kuréel bu tudd initiative pour l'annulation de la dette africaine. ñoom ñu lancé ko dem mbir moom lay jàpp nga ni dana antu ñu fexe ba neenal lépp lu jëm ci wàllum bor bi pays africains yi amal ci dëkk yeeg ak institution financière yi. waaw ndax dina antu donc loolu duñ ci mën a catégorique parce que annulation dette nekkul loo xamante ne dafa automatique nekkul loo xamante ne dafa simple donc dafa bëri complexité. donc bu ñu xoolee initiative bi sax donc lance fi mu jógee yaakaar naa
bi feebar bi commencé dugg Afrique. exact suñu njiitum réew bokk na si ñu njëkk a jóg taxaw si benn tribune ñaan ko. c'est vrai bu ñu xoolee pape bi aussi jàppale ko ci. yeneen présidents yi aussi wax ci. ba mu jur li nga xamante ne loolu la ñu seetaan démb muy initiative mais annulation de nekkul lu yomb. donte du lu bees si àdduna. du lu bees si àdduna parce que Afrique même amoon na ay initiative d'annulation dette yoo xamante ne amoon na fi bu ci mel ni bii mujjee en PPTE bi en 2005 ak yooyu yu ci ëpp suy am day fekk ñu nekk si situation crise wala situation ay pays nekk jafe-jafe ci seen wàllum bor lu tax mu jafe mooy bor bi benn nit téewu ko xam nga bor bu nga boo xamante ne benn nit téewu ko. Pour ñaan njëkk ak teraanga ñu baal la ko du ma naan sax njëkk ak teraanga pour xeex ñu baal la ko du yomb parce que il faut ñi ko téye yëpp ngeen mën a waxtaan ñu mën a d'accord donc ñu mën leen ko baal te ñi téye bor bi ku ci nekk ak sa morom amoo benn relation boo xamante ne mën nañu influencer donc bu ñu xoolee bor yi nga xamante ne moom lañ ñaan ñu annuler ko tey réew yi ñetti façon bor la ñuy leb. am na bor bu ñuy woowee dette bilatérale. dette bilatérale mooy bor bi nga xamante ne réew moo ko seq ak réew daf mel ni ñun États-Unis lebal ñu. wala ñun ak France ñun ak Chine et cetera donc yooyu décision yooyu c'est des décisions politiques état yi ñoo koy mën a jël daanaka yooyu bokk na si nga xamante ne moom la ñuy gën a gaaw a baale. te loolu xëy na dinañ ci dellu si moratoire yi nga xamante moom lañ jël daanaka yooyu sax la ñu njëkk a baal. mais boo génnee ci boobu am na dette bi ñuy woowee dette multilatérale. dette multilatérale ay organisation yoo xamante ne ay réew yu bëri ñoo ko séq lu ci mel ni FMI lu ci mel ni banque mondiale lu ci mel ni banque africaine bi nekk fii Afrique. ay BID nga xam ay réew yu bëri ko séq ñooy waxtaan ñooy jël décision. dette boobu aussi benn wàll la si nga xamante ne moom la réew yi di jël dette boobu aussi ku ci waxtaan aussi mën nañ la ko baal aussi mais ci ay conditions. lay doon ci ay conditions lay doon. bi gën a jafe mooy dette privée. parce que suñu réew yi du ci. bor multilatéral wala réew ak réew nga xamante ay programme la ñuy financer et cetera la ñuy faral di leb. mais dañuy dem sur le marché financier di fa leb lu ci mel ni ay obligations lu ci mel ni ay bons de trésor lu ci mel ni eurobond bi nga xamante ne ñu ci bëri ñoo ngi ciy daw jamono ji dette boobu noonu ay institutions privées ñoo koy lebal te institutions privées alalu jàmbur la ñuy dajale. di ko lebale. donc loolu pour baal ko. loolu gën a jafe donc nit ñi bi ñuy tiit xañ na boobu la ñuy gën a tiit. mais du tee. mais boobu tamit teewul mën na am moratoire. boobu aussi wala. mën na am moratoire. parce que amul dette bu mënul am moratoire. mais moratoire aussi dafa nekk loo xamante ne li ñu naan paaka ñaari boor la couteau à double tranchant la boo xoolee jamono ji moratoire yi nga xamante ne ñun d'accord nañ ci ba dugg ci am na automatiquement lu mu jur. mooy agence yi nga xamante ne ñooy agence de notation yi ñi nga xamante ne ñooy évaluer réew yi seen capacité ñu mën a leb. seen capacité ñu mën a fay. seen stabilité donc nga xamante képp kuy lebale da ngay basé aussi agence de notation yi pour mën a xam ñaata ngay lebal ñaata ngay fixer intérêt et cetera ak yooyu. ak dëkk bi ndax attan na ko dëkk bi naka la koy fayee. voilà très bien. donc bi ñu duggee ci moratoire boobu noonu automatiquement donc dañoo lever spectre diminuer donc suñu notation te diminution notation bi la muy indi mooy. suba bu ñu bëggee dem lebi na mu yombee ren du yombee noonu. bu boobaa lu ñu bëgg xëj na duñ ko am nuñ ko bëggee intérêt ga ñuy tegal ki koy teg dina xool lan la ciy dolli ba nga xamante ni suba lii bu amee rek du nekk jafe-jafe si moom parce que tey. moom xaalis ba muy jël lebale ko xaalis boo xamante ne la mu soxla ci wàllu revenu la muy soxla ay entreprises lañu du surtout kii structure privée yi. seen revenu yëpp si loolu lañ ko xaaree si intérêt yi donc bu ñu la mayee moratoire 1 an saa nañ toog 1 an boo xamante ni revenu bu ñu doon xaar donc duñ ko jotati. donc léegi rééchelonnement yi nag. waaw ndax fekkee ni yow mën nañu wax ni moratoire wala annulation partielle mais rééchelonnement aussi des fois dañ koy faral utiliser ci wàllum dette yi. waaw donc rééchelonnement dafa ànd ak moratoire parce que moratoire lu muy tekki mooy. la nga waroon fay ci jamono ji nga xamante ne da nga ko waroon fay. dañ la koy ajandil donc bu ñu la ko ajandilee donc day fekki ak li nga xamante ne xëj na da nga ko waroon fay déwén mais pour ñu bañ mu diis dañuy xool naka lañ koy tëggaatee loolu la ñuy rééchelonnement ba nga xamante ne fay bi dina yomb donc boo jëlee actuellement li nga xamante ne moom la réew yi di jëflanteel ak ñi leen amal moratoire mooy si ñetti at lañ leen ko tasal. donc ñu nar ko fay te dina fekki bor boo xamante ne donc moo ngi fii déjà. mu nekk lu am solo Bassirou Diop mais tamit jamono ji nga xamante ni dëkk africain yi
ñu ngi sàkku ñu baal leen seen bor yi mais teewul tamit leb bi mu ngi wéy. waa lépp mais loolu doy na war de. lépp xëj na ñu bëri. dañuy foog ni lu négatif la wala ñu bëri duñ ko comprendre. mais àddina bi daanaka amul réew boo xamante ne mën nga doxal sa économie donc te doo jël bor xam nga lu waral loolu parce que bëgg-bëgg askan wi ak soxla askan wi lu ci ëpp dafa ëpp li nga xamante loolu askan wi di jur si wàllu économie. tey boo xoolee nga jël exemple ci réew yi nga xamante ne ñoom lañ naan réew yu développé ça suppose que am nañu les besoins minimaux ci wàllu santé éducation ak yooyu. tey wàllum accès à l'eau lépp daal et cetera ak yooyu tey ñun boo ko doon jël nga méngoo ak réew yu mel ni suñu réew ak réew africain yi xëy na seen écart dina am ay écart 10 fois wala 20 fois wala 30 fois tey bu ñu leen bëggoon dab daanaka at bu nekk suñu budget dañ ko waroon multiplier par 20 wala par 30 pour mën a satisfaire ñooñu ñëpp mais loolu mënta ne. parce que tey li ngay leb da nga koy fay te état bu lebee la mu mën a fay rek mooy l'impôt yi nga xamante ne moom lay encaisser ci économie bi. te économie bi daa am limite donc mënoo encaisser plus li nga xamante ne loolu la économie bi di produire maintenant li nga xamante ne li ci des li nga xamante noonu nga koy combler mooy obligatoirement il faut nga dem lebi maintenant bor yi mën nañ ci discuter naka la ñuy lebee. ban façon bor la ñuy lebee est-ce que suñu monnaie ni ñu ci lebee am na ci njëriñ et cetera ak yooyu bon am na sama confrère économiste yu bëri yoo xamante ne ñoo ngi ciy wax seen point de vue ci wàllu bor bi mais ñun suñu réew yi dañu tënk sax ci bor. dañu tënk ci bor am na loo xamante ne mun ñu ko weesu. donc ci waxtaan ci boo ci wàllu UEMOA la mais aussi ci ñi ñuy lebal. te tamit ma yokkal la ci que ni dette bi nga xamante ni pays africain yi amel nañ ko dafa bari. waaw bon su ma nee bëri xëy na ci point bu ñuy analyser bëriwaay bi. donc lañ koy xool bu dee dafa bëri par rapport à yeneen réew yi ñu ko mën a méngale yu développé ak yooyu. mën naa bëriwul. tey boo jëlee dettu réew mel ni États-Unis nga xam mooy première puissance mondiale. boo ko méngalee ak dettu Afrique c'est presque 100 fois bu ko ëppul. voilà mais par rapport à ñun suñu économie donc mën nañ ko apprécier de plusieurs façons ça parce que pays yi bokkuñu. économie yi bokkuñu. soxla yi bokkuñu. soxla yi daanaka ñun ñoo bokk yem. parce que pays africains yu ci bëri donc. c'est-à-dire su ma nee besoin maanaam ñoom yenn besoins yi matale nañ ko yenn dëkk yi par rapport ak ñun. waaw ndax ñun soo xoolee sax même ci wàllum bor suñu lebee est-ce que tamit loolu ñu leb daañu ko dugal ci ay secteurs clés maanaam secteur essentiel yi nga xamante ni askan bi soxal na ko waaw loolu tamit beneen problème la mën nga leb ñu lebal la mais tamit est-ce que fu mu war a dugg mu fay dugg. waaw loolu tamit débat la bu yaatu parce que bu ñu ko analyser ci période bi ñu nekk nii rek xëy na mën naa am ñu faussé ci mais bu ñu ko analyser depuis bi ñu jëlee indépendance ba tey di nga xamante ne 60 ans forcément mën nañu wax déedéet parce que. voilà bu duggoon fi mu waroon dugg xëy na cap bi danañ ko dépasser fu sori. mais plus àdduna bi di dem plus suñu nguur yi di gën a am jafe-jafe. pour bor yi ñuy jël ñi mën ko dugal ci leen neex parce que contrôle citoyen bi dafa gën a yokku. pression populaire dafa gën a yokku bëgg-bëgg yi dafa gën a yokku mais du tee aussi gouvernement africain yi comme gouvernement suñu réew yi ñoom ñoo yor la pleine latitude décider fu ñu bëgg a dugal suñu koomu réew muy li ñuy dajal ci l'impôt ak lu ñuy jël ci bor. forcément mën nañ ci bañ a d'accord mais ku ci nekk li nga xamante ne moom lañ la fale xëy na yow yaa am sañ-sañ naan man fii laa bëgg a dugal suñu bor mais bu ñu xoolee suñu bor yu ci bëri soit dañ koy dugal ci ay investissement yoo xamante ne productivité bi xëy na day des. et puis am na ci yoo xam day nekk à long terme. yoo xam mën nañ ko discuter bon donte am na loo xam mën nañ ko reconnaître. mooy bor xëy na forcément du da nga ko war a dugal fu productif parce que. am na ay principe réew yoo xamante ne principe nation yoo xamante ne principe équité bokk na ci tey par exemple tey boo doon xool productivité bi rek wala retour bi ngay mën a am sur économie rek xëy na doo dem ci yenn gox-goxaan yu sori di fa dugal investissement mais au nom du principe d'équité donc de la nation donc li nga war a defaral Dakar loolu nga war a defaral yeneen askan wi mais du tee bor dëgg-dëgg ku koy jël da nga ko war a dugal foo xamante dina am jeexital ci économie parce que économie la muy génnee moom moo koy fay. kon ci sa gis-gis yow Sénégal ak gouvernement yu fi jaar yépp état yu fi jaar yépp depuis 1960 bor yu ñu jot a am jóguluñ ko ci secteur yi nga xamante ne askan wi daf ciy gis boppam bu baax a baax. waa man su may analyser damay dem de façon plus globale parce que gis nga El Hadj Malick
bor bi xëy na du ressource li ëpp sax ci ressources yi économie bi di jur. parce que bor benn wàll ci li nga xamante ne loolu la économie bi di jur gouvernement mën ci am l'impôt. mën ci dugalaat ci économie mën ci investir ak loolu de façon générale. mais tey ñun suñu réew yi bi ñu ko mënee méngale ak réew yi nga xamante ne ñun ñoo départandooroon 1960 évidemment dañuy naan échec la. parce que réew yi nga xamante ne ñoo départandooroon depuis 1960 yu ci mel ni yenn réew asiatique ak yi fu nekk nii fu ne dépassé nañu plus de 30 fois 40 fois 50 fois. te on avait les mêmes possibilités de mettre en place des politiques économiques yoo xamante ne dina am jeexital ci askan wi dina mën a fexe ba. askan wi mën a voilà produire développer loo xamante ne donc réew bi dina jëm kanam. donc en faisant cette comparaison donc mënuñu wax. alors gisoon nañ Sénégal atum 80 ak 90 yi amoon na lu ñuy wax plan d'ajustement structurel. léegi pays yi nga xamante ni dañuy faral di ñu lebal ak institution financière pression bi ñuy teg loolu est-ce que jaadu na dama la lebal. fu ma bëgg xool ngay xool wala dama la lebal lii ngay def. waaw bon bu dee dañuy taxaw. mu ci wàllum wér-gu-yaram mu ci wàllum éducation ak yeneen fànn. bu dee dañuy taxaw loolu ànd nga si. bu dee dañuy taxaw ñoom ci seen point de vue xëy na jaaduwul la ñuy bëgg a wax mais ñun en tant que africain jaaduwul parce que dañu xoj ci lu bëri suñu économie dañu tënk ci lu bëri te bu ñu xoolee décision yu bëri ku ci nekk réew bu ci nekk sa intérêt ngay défendre. donc li ngay défendre mooy tey. li nga mën a def ci ajustement structurel naam de façon entre guillemets li ñuy mettre comme objectif wala finalité gi ñu wax ni mooy tax ajustement structurel bi ñu mettre ko en place mooy réduire la pauvreté doper croissance et cetera ak yooyu mais lu ci bëri loo xamante ne état moo ko téye woon mu mën ko permettre mu mën a gaaw ci développement yu ci mën ni yu ci mel ni yenn mesures yenn sociétés yu privatiser ko yenn obligations yi en termes de finances publiques ñi bloqué leen ci wàllu bor ci wàllu yu bëri loolu day am jeexital donc ci suñu askan wi te bu ñu moytulee aussi nañuy demee nii bu épidémie bi jógee wala pandémie bi jógee situation bi ñu nekk nii bu ñu deful ndànk aussi dinañ delluwaat ci ay politique alors ak fu pandémie bi toll nii mu nekk lu doy waar indi ay njeexital yu jéggi dayoo ci wàllum koom am na ay textes yu prévoir que ni am na dëkk yi nga xamante ni suñu nekkee ci yenn situation yi su la neexee ñu bañ a fay bor mais loolu est-ce que laajul courage politique ci ki nga xamante ni moo jëlee dëkk boobu ni taxaw ni duma fay bor. waaw même sax su ko textes yi bindee. waaw loolu textes yooyu xëj na man mësuguma ko gis mais loolu ku koy def aussi da ngay analyser lenn. mooy. bañ a fay bor du ren kese parce que suñu bor ni mu tëddee pour ma expliquer la ko tey boo jëloon suñu finance publique. nga jël ñun la ñuy encaisser ci l'impôt ak la ñuy fay ci la ñuy dépenser ci investissement ressources humaines ak ci investissement fay salaire ak yooyu lii am déficit loolu la ñuy boole ak la ñu war a fay bor dem lebiyaat. donc tey bu ñu taxawee naan fay ñu bor naam la ñu waroon fay danañ ko téye. mais déwén soxla yi ñu am bëgg a investir bu amee déficit fu ñu koy jëlee. dootoo amati ku la lebalati boo taxee naan du ma fay bor déwén dootoo amati ku la lebalati. xëj na lii gën mooy négocier. buñ la xool yow ni nga ko mën a fayee nànk-nànk duñ la mën a baal. parce que c'est très important duñ la mën a baal parce que la ñuy revendiquer am na légitimité. Parce que bu ñu xoolee ci wàllu économie mondiale ak pays yi nga xamante ne ñoom ñoo yor boru africain ak yooyu du dara ñoom la ñuy am ci koom ak ñun lañ leen yoreel ci bor daanaka. ni ñu koy wooyee sax pengu la ci biir géej. mais ñoom ku ci nekk am na loo xamante ne loolu ngay calculer tey bu ñu baaloon suñu bor tey ça représente un certain niveau de capacité d'endettement wala d'investissement bu ñu téye nii nga xamante ne tey bu ñu ko sottee suñu dëkk mën na menacer seen yenn intérêt yi fii seen yenn entreprise yu liggéey fii et cetera. ak yooyu. mais yooyu dañ ko ciy sóoraale yooyu dañ ko ciy calculaale. leneen li aussi mooy pandémie bi aussi du pays africain yi kese la jàpp. effectivement adduna bi yëpp nekk jafe-jafe moo tax. même dëkk yi nga xamante ni sax doon lebal ñoom tamit. ñoom si jafe-jafe ku nekk ngi wut ay ressources ku nekk ngi nan nga ciy génnee. donc du lu évident trop. alors léegi initiative pour l'annulation de la dette africaine ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo si nekk si sa gis-gis si yan yoon nañu war a jaar ba mbir mi gën a antu ak ñan ñoo leen war a dooleel. waaw ñi ñu war a dooleel lay njëkkee ñi ñu war a dooleel mooy ñun yaakaar ñu mën a am feneen doole lu dul suñu biir ñun kese
parce que doole mënul gën a rëy ay nit yu mbooloo. continent boo xamante ne mooy deuxième continent bi ëpp ay nit. continent boo xamante ne la mu yor ci richesse la mu yor ci koom tey buñ ko exploité woon normalement la mu yor ci ay nit capital humain buñ ko exploité woon normalement doole ga muy am fu mu wax dañ koy wuyu mais benn doole bi ñu njëkk am mooy mbooloo gi nga xamante ne continent africain war na ko am parce que discours yi warul discordant dañoo war a xam ni lii suñu intérêt la ñun ñëpp ñu ànd xeex ko maintenant nañuy jaar négociation la kese ak ay moyens de pression malheureusement nag on n'en a pas beaucoup mais tey pays yi ñuy négocier ñoom it xam nañu ni de façon générale am nañ ci intérêt parce que tey suñu réew yi bu ñu amee jafe-jafe ba après feebar bi ñu am ay jafe-jafe dëgg donc niveau pauvreté bi yokku niveau emploi wàcc ak yooyu nit ñi fu ñuy mujjee dañuy tukki ji. dañuy dem émigré dañ leen di fekki seen dëkk yi te loolu boo xoolee ñoom coût ba mu leen di indil boo deful ndànk sax mooy gën a cher bor bi nga xamante ne donc moom la ñu war a baal. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi tey ci ajuma ji ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin atum 2020 ñu ngi dalal Bachir Diop xam-xamam màcc ci wàllum koom ñu fas yéene waxtaanee lépp li nga xamante ni dafa jëm ci bor yi nga xamante ni dëkk Afrique yi. amel nañ ko mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 33 824 88 06 alors Bachir sànq junñooñ nga ko récession économique mu nekk fan yi lu ñuy waxtaanee ci àdduna bi ci ñi nga xamante ni mbirum koom soxal na leen est-ce que mën nga expliquer suñu téléspectateurs yi lan mooy récession économique. waaw donc récession économique mooy bu ñu jëlee ci wàllu réew bu nekk ci wàllu koom. at bu nekk daa am lu ñuy woowe création de richesse mooy nit ñi ñaat la ñuy sàkk ci koom ci at bi la ñuy sàkk ci koom ren bu ëppee li ñu sàkk ci koom daaw donc loolu la ñu naan croissance mooy koom bi yokku na mais bu ñu liggéey ren ba at bi jeex ñu xool la ñu liggéey ci koom gën a néew li nga xamante moom la ñu liggéey at wi weesu donc loolu la ñuy naan récession mooy maanaam dañoo dellu ginnaaw voilà donc récession lu tax ñu bëri di ko daw. Parce que day bëri dafa nekk loo xam ne dafa am impact ci économie parce que bu ñu xoolee économie de façon générale politique yi ñu ciy jël walla stratégie yi ñu ciy jël ak yëpp à part ñu am croissance lu ci ëpp lu ñuy wut mooy ñu ci bëri liggéey parce que liggéey au-delà de mu nekk indicateur macroéconomique dafa nekk indicateur stabilité sociale nit ñi bu ñu liggéeyee day améliorer stabilité réew mi bu ñu liggéeyul du améliorer stabilité réew mi donc récession bu ñu ko amee forcément ay emploi day yàqu ñu bëri dañuy ñàkk seen liggéey te yooyu réew yi yu mel ni Sénégal nga xamante ne niveau d'emploi bi demeewul noonu tey boo ci boolee récession donc jafe-jafe lay indi. am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo kooku dafa mel na dem na alors wàllum lépp lu jëm ci wàllum moratoire. sànq wax nañ ko mais dëkk africain yi wala lu mel ne Sénégal est-ce que xam nañ nu ñuy lebee. waaw est-ce que xam nañ nu ñuy lebee. loolu xëy na dinañ ci am jort bu rafet. parce que ñi nga xamante ne ñoo nekk di saytu suñu bor yi ci suñu nguur gi am na ci ay techniciens yoo xamante ne. am nañ ci xarañteef noonu. bon ba pare jamono ji xëy na li ko gën a compliqué mooy bëri na ay indicateurs yoo xam ne da nga koy respecter ay indicateurs de stabilité ay critères de convergence ba pare réew yi lay lebal agence yi lay lebal yëpp dañ lay saytu donc boo mënul xam nu ñuy nooy lebee donc kenn du la lebal maintenant nag lii nga xamante ne xëy na ñi lay lebal xëy na duñ ko contrôler mooy xaalis fu muy dugg est-ce que am na fu muy jàdd. loolu xam nga loolu nekk na ci loo xamante ne dafa jafe contrôler réew yu mel ni réewu Afrique nga xamante ne tey classement niveau corruption bonne gouvernance fu mu génnee ñoom ñooy nekk ci coggal ki ci wàllu ci wàllu ndaar yi donc tey investissement yooyu noonu bu dee demul à 100% fi mu war a dem wala coût bi ci waroon dugg ëpp na ci li nga xamante ne moo fa waroon dugg loolu évidemment day am ay impact négatif parce que li mu waroon jeexital bi mu waroon am ci croissance bi indi ay revenus fiscaux ñu mën a fay évidemment day am impact te la jafe-jafe. am na solo am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo kooku dem na. léegi ci beneen fànn ñu wax ci wàllum
annulation dette beeg yooyu yëpp ñu ñëwaat si mais priorité yi xam nga sànq wax nañ ko dañ foog ñu insister si fànn boobule suñu jógee si coronavirus bi est-ce que suñu état yi waruñu xoolaat bu baax a baax même sax su weesoo dette yi ñu xool bu baax a fan ak fan li nga xamante ni moom moo soxla askan bi comme santé bi est-ce que waruñu si tirer leçon. éducation tamit naka noonu. waaw donc je pense économie post corona man damay faral di waxtaan ak samay ñooñ nee leen ñun gannaaw ñun crise bi gën a métti ci àdduna wala crise yi gën a métti ci àdduna muy guerre mondiale ñun bokkuñu ci xëy na lii mën nañu wax mooy suñu crise boo xamante ne mën na nekk facteur dopant boo xam dinañ mën a permettre ñu gën a amaat conscience gën a mën a. waaw baal am na kenn ku nekk si ligne bi dañ si ñëwaat léegi nii allo. allo oui na ngeen def. alhamdulilah. ba jàmm rek. bisimilah alhamdulilah. waaw waa ji di passé télé bi moom laa bëggoon ndax mën naa ko poser question. bisimilah mun lay dégg yaay en direct fan nga ñuy woowee kilifa gi. bon man Kër Masar laa leen di woowee la. bisimilah. bisimilah. waaw dama ko doon laajte ndax est-ce que dette suñu ko baale. donc bloc dette boobu est-ce que mënuñu ko ñun ñu réinvestir ko parce que de toute la façon xaalis la boo xamante ni lebal nañ ko ba pare. dañ ko naroon fayaat est-ce que mënuñu ko jëlaat ñu réinvestir ko bon ci sociaux yi de base mooy école dispensaire ay affaires yu demee noonu mais ñu baal ñu ko rek ñu bàyyi ko noonu dette boobu est-ce que dugaloon nañ ko fi war est-ce que amul woon fenn fu mu jaar maanaam bon utiliser wuñ ko à bon escient donc moom mooy wane ni ko donc dette bi dañ ko war a rembourser donc nag ba xamante ni ñoom bu ñu nee baal nañu dette bi dañuy jël bloc bi teg ko ñu ne léegi fii ak 5 ans 10 ans yaa ngi dégg yéen ngi yoreel 800 milliards nangam ak nangam tous ces gens là maintenant vous allez investir dans les écoles dans les hôpitaux ak dans les routes nangam ay affaires yu demee noonu mais ñu ne baal nañu dette bi rek ñu taxaw kenn xamul dette bi fu mu dugg ak fu mu jaar comprendre man loolu laa bëggoon xam connaissance quoi ndax dette boobu noonu bu ñu ko baalee war na am yoon bu mu war a dugg war na am traçabilité affaire yu demee noonu parce que booy xool bu baax dette bi bon su may xalaat bu baax man dette bi ba léegi gisuma ko de visu nii daal. waaw bon ngeen baal ma aussi. jërëjëf di la gërëm bu baax di la sant Bachir. te rafetlu ko te ni mu ko orientation bi mu jël sax daanaka noonu lay demee sax. parce que tey bu ñuy baal bor xëy na dinañ ko méngalee ak li nga xamante ne moom la ñu jotoon dund muy initiative PPT yi pays pauvres très endettés. du ñu xëy rek nee la comme suñu cas suñu réew mi am 8 milliards de dollars de francs CFA bor baal nañ la lépp. donc dañ koy échelonné baal bi ba pare teg ko ci ay conditions liñ lay baal fii nga koy dugal fii nga koy investir parce que la ñuy sóoraale mooy duñ la baal loo xamante di nga ci tàbbiwaat. suba ñu lay lebalaat nga koy baalaat. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw fa ETV. waaw fa nga ñu woowee kilifa gi. Maam Mor Fall Touba. bismillah Mor. waaw ñu ngi leen di jaale Pape Malick Sy. alhamdulilah delloo ziar. porte-parole ak Cheikh Tidiane Sy xalifa Cheikh Tidiane Seck xalifa Thierno Seck bi. bi ñuy teere islam la ñoon seen taxawaay rafet na ci ni yàlla yokk seen leer njaboot gi fi bàyyi suñu borom teg ci loxo. amiin parce que moom ñun ay murid lañ ñu ngi fii Touba waaye nag lépp benn la moo tax. ñooñ bu ñu leen ñàkkee rek Sénégal bi yëpp ñoo ñàkk. waaw di remercier ñëpp di ñaanal tamit njiitum réew mi suñu borom woyofal ko yan wi. ndax jiite dafa métti fan yi rek jànkonte naag lu métti loo xam ne muy crise bi ñëpp nañ ko jàppale rek dañ xam ne Sénégal moom lépp benn bopp la waaw buñ ko songee rek yàlla mën nañu dimbali defal ñu jàmm waaw comme foofu rek laay duggee damay indi sama intervention tuuti xam naa ki am laaj yu may laaj maanaam Covid 19 bi indi na ay solution daal wane na ne ci wàllu sécurité ndax gën nañu dégg agression gën nañu dégg yu bare bare violé yu bare dakk na accident yi même pareil wàññi ko yu bare bare tey tëj nañ géej gi tëj jéeri ji tëj frontière tëj lépp ba pare ñu ngi débrouiller di demal suñu bopp kon war nañoo gëm ne sans accidentaux yi sans ñoom nag ginnaaw yàlla mënuñoo dem mais lu ci bari mën nañoo dépendance bi daal war naa wàññi ko comme am nañ waaw dépendance bi ñu ajoo ci ñoom seen lépp rek loolu mën naa wàññi ko ci occidentaux yi waaw war nañoo gëm ne am nañ suuf am nañ ndox am nañ lépp war nañoo mën a bay gëm suñu bopp nag ba li nga xam ne am na yoo nag il faut ñu accompagner ñoom am na yoo xam ne lañ leen soxla mais li yéem a dimbali suñu bopp li mel ne bor yi tamit wax dëgg yàlla daal buñu gisoon ne buñu ko mënoon a wàññi ndax suñ ay sëb suñu siraat wala boo mënoo ñàkk bañ a lépp mais nga def ko foo xam ne tamit fu am njariñ la daal man bañu ma bor mais nga def ko foo xam ne askan bi daañu gis seen bopp comme ëllëg ñoo koy fay dërëm bañ cee jàdd daal lépp mu leer
xam naa nag damaa ci wax dëgg yàlla ñu ngi dégg ITV leer na naa ñu télé bi amiin même rajo bi dañ koy déglu bu baax a baax ñun ñëpp wat ñun amul benn rajo bu ñuy déglu ñu ngi leen di ñaanal baax ci kaw ci kanam ci lu baax te ni ngeen defit baax na ci def ko numéro bi maanaam 33 bi bu ko defee léeg-léeg gars yi mën cee jote parce que comme dëkk bi daa xaw a sant ñang taay mais baax maa ngi nuyu di jë boobu si ñëpp daal kon ñoom Alsaan Samb Diop depuis Walfadjri laa leen toppoon ba léegi rek daal jërëjëf yow mii ci plateau bi Assane Toor bi ñoo bokk Sadio ndax Sadio ñun fi muy mooy suñu dëkk ci saan ak ay ñoom kii Ndiaye Baba Ndiaye ñëpp daal ku lim juum rek jërëjëf waaw ni ngeen ma ko ci plateau di la gërëm baax di la sant Bachir ñoo ko déggandoo moom aussi insisté na si wàllum dépendance bi. voilà donc li mu wax lu am solo la su ma juumul am na benn contribution bu ma mës a bind di tooñ ma ne on doit devenir une nation de riz parce que amul lu ñu ko mën a tere nekk te foofu lay tàmbalee mooy tey lépp li nga xamante ne soxla nañ ko luñ ci mën war nañ ko mën a defaral suñu bopp fii nga xamante ne benn duñ ci dépendre. ok allo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. 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 allo waaw. bisimilah. waaw di participer ci émission bi. fa nga ñu wooyee kilifa gi. baal ñu nga wàññi télé bi allo. kooku dem na. waaw yaa ngi woon si wàllum dépendance de façon générale suñ modèle économique war nañ ko mën a xoolaat parce que modèle économique boo xamante ne dañ ko jël fu mu nekk nii déjà en termes d'équité territoriale dafa am problème parce que bu ñu jëlee économie bi yëpp mooy concentré wu si zone ouest pays bi mooy Dakaru Thiès xëy na ak Diourbel donc loolu benn problème la boo xamante ne war nañ ko régler parce que yooyu gox yi nga xamante ne foofu la économie concentrée wu. Dakar Thiès Diourbel Kaolack voilà. boo jëlee surtout région Dakar moo concentré plus de 60% de l'économie am na ay limites objectifs nit ñi plus ñuy gën a dajaloo fii mais mënuñu liggéey même bu ñu mënoon jox ñëpp liggéey li di daje Dakar yëpp mënuñu liggéey mais tey naka la ñu war a xalaatee créer des conditions yoo xamante ne yeneen régions yi. dana mën a am équité. équité boobu nga xamante ne voilà. économie na mën a law ci côté boobu quoi. allo. ah bonsoir. alhamdulilah bisimilah. dama bëggoon intervenir ci débat bi quoi. yaa ngi en direct kilifa gi fa nga ñuy woowee. maa ngi leen di woowee Dakar Parcelles. bisimilah. ok. mun naa wax ni. yaa ngi en direct. voilà léegi kii def émission bi man dama ko bëggoon laaj comment se fait-il que Occident yëpp muy États-Unis di France ak yu demee noonu ñoom ñu mun a annuler seen dette totalement crise bi amoon 2008 ba ñu limogé la banque Lehman Brothers même problème bi moo amaat les banques centrales dañu utiliser de trop la planche à billets financer seen économie avec de la fausse monnaie les banques yi les garanties yi ñuy déposé au niveau des banques centrales dépassé nañ ko de plus de 130%. léegi la finance dafa décrocher totalement avec l'économie réelle moom xam na ko mais ñun suñu problème mooy suñu souveraineté monétaire parce que le système monétaire maintenant dafa nekk totalement à côté et après cette pandémie là parce que ñu baree ngi wax sax ne dañu def pandémie bi pour mun régler ce problème là. Ah bon? de fausse monnaie. Oui. De monnaie de singe. Dañu utiliser de trop la planche à billets. Ils ont inondé le monde occidental de fausse monnaie. xamuñu nuñ koy régler. Ça c'est une aubaine pour ñoom pour ñu mun a repartir à zéro def yëpp à plat def à zéro pour pouvoir repartir. comme nag ñoom mun nañu baal seen bopp seen monnaie totalement la dette dañ koy à zéro lañ koy def mais ñun pourquoi duñu mun loolu tant que amuñu suñu monnaie souveraineté monétaire on décollera jamais ci mu ñoom la ñuy accroché ñu ñuy baal ay dette ak di ko rééchelonné nekk yu kenn xamoon. jërëjëf. voilà.
jërëjëf Bachir. waaw donc ñoo ngi koy gërëm suñu papa ji di woote depuis Parcelles. xëj na peut-être benn point rek laay rectifier mooy pays yooyu baaluñu seen bopp seen i bor donc loolu nekkul lu yomb. mais xëj na souveraineté bi ñu am ak position bi ñu am seen économie may na leen donc ñu mën a refinancer seen économie ci benn app boo xam ñun mayeguñ ko xëj na loolu la ñuy ut mais man li ma gëm mooy monnaie war ñu ko jiital ci économie donte lu am solo la nag lu am solo la. lu am solo la war ñu ko jiital ci économie parce que sa économie boo amee sa indépendance monétaire te sa structure économique doxul jafe-jafe rek ngay indi. donc économie li ñuy wax planche à billets donc du forcément lu positif sax ci économie dafa équilibré demande ak offre mooy indi équilibre économique te monnaie moyen d'échange boo xamante ne day permettre équilibre boobu doonu ñi mën di ci balancer. am na solo alors sànq Bachir wax nga que ni fii Sénégal mbir mi nu mu tëddee mooy dafa dajaloo di diggante Dakar Thiès Diourbel ak Kaolack est-ce que ñun jotul ñu def comme Côte d'Ivoire am capital politique ak capital économique ak yeneen dëkk yu su mel ni ay Maroc yooyu capital politique nekk fii capital économique nekk fii. bon xëy na Côte d'Ivoire mais yëpp rek nga ñëw. Côte d'Ivoire bi ma gën a miin xëy na sax du exemple bu baax boobu. parce que seen capital administratif fu mu nekk nii. carrément c'est waaw bien sûr mais su ma si gisee man la Côte d'Ivoire mooy ci wàllum koom ak fii UEMOA ku ni Sénégal rek wala ku ni Côte d'Ivoire rek sa xel xam na ni taxawaay gu mu am ci wàllum koom fii si Afrique. c'est une décision politique. oui c'est une décision politique te man bon anecdote bu reetaanlu laa ci mës a am dama mës a yëg si taxi yi am benn chauffeur bi ñu doon discuter ma koy expliquer lu tax ñu war a délocaliser capital yóbbu ko au centre du pays ak yooyu. mu ne ma sama doom bul sonn ñi di jël décision pour délocaliser capital dañoo ragal tàngoor. boo tax duñ ko mës a def. duñ ko mës a def. donc loolu c'était une anecdote hilarante. mais au-delà de toxal capital man li ma gëm mooy. territoire yi dañ leen war a jàppale ñu développé wu te man développement territoire li mu jiitu mooy accès aux besoins sociaux de base man li ma gëm mooy tey ki nga xamante ne fi mu dëkk mën na fa jàng ba am diplôme universitaire mën fa faju mën fa am soxla gi mu am yëpp courant ndox te du sentir le besoin ñëw ci capital bi loolu bés bu ñu ko réussir rapidement dinañ gis tendance bi inversé wu. parce que tey kii jàng ba am fa diplôme fi gox bi nga xamante ne foofu nga juddoo tu es attaché à ce territoire yooyu mën nga fa créer activité. te benn nit créer activité ñaat nit lay yóbbaale. fukki nit ñaar fukk téeméeri nit. noonu au fur et à mesure yenn décision yi bu ñu ko jëlee am courage jël ko xëy na résultat bi duñ ko gis à court terme mais fii ak 10 ans fii ak 15 ans tendance bi dina kii mais tey mënuñu jël li nga xamante ne mooy suñu koom yëpp di ko concentrer ci ay tali diggante Dakar Mbour ak Thiès. am na keneen ku nekk ci ligne bi allo kooku dem na ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur ci 33 824. 88 06 allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah di la fay. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax Dame Loum Malika. bismillah Dame. waaw El Hadj. waaw. man wax dëgg na yàlla góomu annulation dette bi quoi. yow gëmuloo ko. déedéet man xam nga laa gëm El Hadj. suñu chef d'état yi wër suñu chef d'état africain yi wër nañ àdduna bi yëpp fu ñu dem naan may leen ñu mais ñoom nee nañ may ñu mais kon ñu lan moo war a nekk suñu taxawaay ñu ni leen léegi dette bi may leen ñu fii ak 2 ans 3 ans mbas mi wàññeeku ñu fay leen dette bi mais boobu léegi ñu ngi ñaan di leen naan nangu ñoo may ñuy continuer di ñaan di rusloo africain yi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen réew yooyu di liggéey mais vraiment c'est vraiment ça fait vraiment honte quoi. jërë ngeen jëf ñu ngi defal émission bu baax a baax. jërëjëf. ñoo dégg noonu de. waaw xëy na man du ma d'accord tuuti ci li muy wax parce que man ñaan bi lu ma ñaan sax xeex gi ñuy xeex pour ñu bàyyil ñu suñu bor yi honte amu ci. tey bu ma reprendre suñu doyen professeur bu mel ni Demba Moussa Dembélé lu mu wax neen c'est légitime ne serait que pandémie bi du ñun ñoo ko sookee. pandémie jógewul ci ñun. ne serait que loolu rek c'est légitime tey. xëj na boo reprendre Trump mi doon laaj compensation ak Chine ñun xëj na amuñu doole affronter Chine en face mais tey loolu mënoon nañ ko avancer te Chine moo li boru Afrique bi li ci ëpp moom moo ko yor
allo allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. dama bëggoon participer ci émission bi. bisimilah fa nga ñu woowee. maa leen woowee Mbacke. ñu ngi lay déglu bu baax. waaw man ko waa ji taw noonu maa ngi gërëm suma papa ji duggoon léegi ba génn. affaire économie boobu. man ñi ko jànge nii. dama am benn xel ak xalaat ne ñoom ci langu tubaab lañ ko jàngee. tubaab yi jàngal leen ko. maanaam ñan économiste yi. waaw. tubaab yi jàngal leen ko. ci lang tubaab lañ ko jànge tubaab yi jàngal leen ko te tubaab yi lépp lu ñu jàngal rek seen intérêt daf cee nekk depuis colonisation bi fi mu nekk que ça soit économie ak lu mu mënti doon waaye nañ xoolaat bu baax a baax a baax a baax tubaab yi nit ñu ko jàngale par rapport ak yeneen langue yi loolu daal sama xam-xam bu gàtt sama xel mi daf cee tey parce que tubaab lu mu la jàngal rek am na lu bari lu ciy ñuul. loolu daal mooy sama xalaat. jërëjëf Bachir yaa ngi redd. naam si làkku tubaab la ñu jàngal théorie économique tubaab la ñu jàngal mais tey boo xoolee Afrique mën nga fi lim ay économistes yu bëri yoo xamante ne d'accord ñu ak économie ni ñu koy doxalee ci àdduna bi du ma ci sori ndongo Samba si la lay cité tey boo xoolee économie tubaab la jàng mais théorie yi muy génne ak yooyu àndul ak intérêt tubaab donc xam-xam la rek ñun dañuy jël xam-xam bi xool li nga xamante ne loolu suñu réew soxla donc ñu méngale ko. mel na moom ak ñeneen. Demba Moussa Dembélé Felwine Sarr boo jëlee au niveau africain et cetera ak yooyu. mais ñun suñu développement ça va passer par nos propres modèles tey loolu suñu économistes yi ñoo ngi ciy xalaat. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ na ngeen def waay. alhamdulilah. man dama doon bëgg a intervenir daal. yaa ngi en direct bisimilah. waaw. fa nga ñu woowee. man Thiès. bisimilah. si problème Covid bi mu amee tubaab bi ñuy France bi mu soxlaa il a débouché 1500 milliards. séddale ko les citoyens français. même dans l'Union européenne li ñuy soxla yëpp saa yeneen place à billet boobu la ñuy tiire jox leen mais billet yi amul valeur ñun li am valeur ñoom Sénégal am nañ ko ñun dañoo am tuuroon suñu souveraineté boo am suñu xaalis bopp. ndax tey jii am nañu or am nañu pétrole am nañu gaz am nañu zircon am nañu lépp pourquoi ñuy basé wu si tubaab yi pour teg seen esclave tey jii si biir état français am nañ na nga xam ne moom la ñuy gérer Afrique nan la ñuy gérer Afrique benn domaine benn bureau ba nga xam ne uniquement nan la ñuy gérer africain yi ba ñu yeewu ñii dañ leen a jàngal ba nga xam ne si li ñu bëgg lañ leen bëgg doxloo mais valeur bi amul papier la li ñu soxla ñoom bi ñu ko soxla États-Unis bi ñu soxla il a tiré 2500 milliards balancé ko citoyen américain yëpp am 1000 dollars par mois même Union européenne français yi ku si nekk am nañu 1000 dollars par mois jox leen ko pour ñu dund mais pourquoi ñun ñu am suñu souveraineté bopp am suñu alal bopp am suñu xaalis bopp tey jii Sénégal war na am xaalis bokkuma la sax bu ma boole ak ndax Sénégal am yeneen état africain yi bokkuñu ñun am nañu suñu valeur am nañu or am nañu zircon am nañu diamant mais tubaab bi ñuy nax te lépp lu ñuy investir technologie ça se vend nan ngay mën a jëlee benn usine ba nga xam ne ça coûte 100 millions d'euros 100 000 d'euros pour nga jënd ko Sénégal léegi il faut nga dépenser 600 millions pour nga am ko pour lan. pour gagner ñu nangu di nekk les esclaves de toi dañuy gérer fi nga xam ne il pense que ñun du ñu réfléchir sax. amuñu may ñu temps bi nga xam ne lu on est des intellectuels man intellectuel Sénégal dama xaw a jaaxle fan la ñuy jàng est-ce que ils réfléchissent mais moo ne amul valeur tey jii bi ñu jëlee franc français bi def ko en métal ba nga xam ne argent la mais Sénégal africain yi dañu ko doon ñëw indi Sénégal di ko tëgg di ko jaayaat. bi tubaab bi xamee loolu ñëpp ko benn valeur ba nga xam ne amatul benn valeur. ñoom bi Covid bi ñu soxlaa xaalis génnewuñu or génnewuñu diamant génnewuñu zircon génnewuñu dara. dañoo dem place à billet bi lañu tiré balance ko tous les Sénégal européens am ko tey jii en Europe y a des états européens xam ne amuñu dara te ay ñoo leen gën fukki junni yoo am toutes les ressources. jërëjëf Union européenne dafa jox leen ay milliards ngi placé ko seen citoyens yi
pourquoi ñu topp ci tubaab bi on n'est pas des esclaves. ak moom dañ suñu souveraineté tey. franc égal en Europe la ñu war a am. franc égal un franc Sénégal est égal un franc en euro. bu ñu dee dem jënd ay usines nañ koy jënd mën nañu placer 10 000 sociétés jëlee ko Europe indi ko en Afrique fi ñuy liggéey bàyyi leen seen complexité bi ñu am complexe pour tey jii li Sénégalais am ci borom xam-xam nekk dans la diaspora war nañu mën a toll fee li le président russe am wax ni tey jii bu ñëwoon Sénégal moom ak dina gis ay européens yi ñëw fii Sénégal baal ma sama xol ba xaw a yëpp mu ne. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon suñu téléspectateur bu mujj ndax waxtu bi daanaka jeex na très rapidement Bachir. waaw bon xëy na ñun li ñuy jàngal la ñuy jàngal université mooy ñun suñuy def analyse économique donc duñ ci boole émotion. donc on le fait avec li ñu naan avec la réalité. donc suñu réew yi fi ñu toll dañ koy reconnaître. mais fu ñu jëm aussi dañ ciy joxe suñu xalaat dañ ciy joxe nu ñu war a def ba mu mën a développer donc te loolu. am na solo Bachir Diop di la gërëm baax di la sant. jërëjëf temps bi jeex na. jërëjëf di la gërëm bu baax. xëy na foofu la ñu waroon commencer di jaale tiis yi nga xamante ne moo daal suñu réew mi. dëgg la génnum àdduna. Ba Malick waa dëgg la waaw di ko ñaan yàlla yéex ko bu baax teeru ko àjjuna bu baax. di jaajëfal yëpp. di tamit jaal umma islamique bi yëpp. dëgg la di leen jaal sëñ Malick si ak tamit xalif bu Thiénaba. bu Thiénaba ci Ahmed Tidiane di la gërëm baax di la sant di gërëm baax suñu mbokk téléspectateurs yi ba altine incha allah.